salaamaaleykum waaw di leen gërëm di leen sant yéen mi ñëw def ma reportage ci wàllum feebar bi di feebaru cancer nekk feebar bu doy waar nag ma di ko dund mu tudd May sant Diassi voilà di ko Parcelles Assainies unité 16 waaw di njëkkee nag nu ma ko amee ak bu ñu ma ko waxee vraiment bu ma sentiree donju sama wenn dama teel a jóg dem hôpital mais xam naa hôpital ma demoon nag moo nekkul hôpital bu mag mooy Camp Sapeur laa dem ñu détecté ko mais ñoom xamuñu dañ ma dem defi mammographe bu ma defee mammographe ma def ko Grand Yoff fay hôpital benn clinique fa nekk bu mu def ma ne table ma ñëwee delluwaat bu ñu ma nee table ma ñëw delluwaat fu ñu ma nemee ma dem pour hôpital ma demaa ñooñu ne ma ñu bindal ma antibiotique ma bindalee antibiotique ma naan mais amul benn effet gisuma tab bi gisuma dara mais méttiwul noonu laa dundee ak moom mais mu defal ma benn anomalie ndigg li mais par noonu laa ko dundee muy metti mais comme ween bi méttiwul man ah c'est pas grave xam naa li métti ndigg rek la noonu laa demee voyage ma dem Ziguinchor ma def fa 3 mois sama 3e mois nag mu métti man ak mu métti lool ween bi si la commencé enflé waat voilà loolu moo ma tiital nag après ma jóg si ma dem defi ay écho def naa premier écho waxuñu ba dernier écho def naa 2 écho def naa ay médecin def naa gynéco yëpp après ñu ne ma léegi naa ñëw Dakar kooku dernier écho bi nag moo gis feebar bi mais waxuma ko mu ne ma naa ñëw Dakar ma dem Institut Curie Dantec samedi laa ñëw lundi rek ma dem Institut Curie bu ma demee ñoom ñu diagnostic ñu ne ma def biopsie mais avec ça c'était énormément d'argent te man vraiment aw ma moyen mi dañ ma doon jàppale rek di ma may def yooyu mais vraiment mu ñëwee itam Dantec ma recommencé waat à zéro. jour moo ko defee dama def biopsie ñu ne ma baaxul naan faa beneen biopsie ma fay 55000 pour def biopsie boobu moo génnee feebar bi nag avant sax résultat di génne la docteur bi ne ma lii moom la mais jour ma ko yégee nag j'étais courageuse parce que man amoon naa connaissance ne moom la woon voilà bu ma ko waxee nag mu métti na woon lool mais mu dund ko mu ñëwee jooy naa ma ne sama bàjjen man de lii lañ ma wax feebar bi moo ne ci man mais mu dund ko ma nekk ma koy xeex nag ma ne du ma convaincre may dem hôpital sama bopp may ñëw ba ni ma daanalee nag après mu daanal ma nag mu duma daanal jàpp ndigal yi jógatuma voilà c'est la commencé naa nag traitement yi alhamdulilah malgré l'aide de tout le monde du ma ne man samay propre moyen aw ma ko samay parents amuñu ko voilà nit ñi ñoo ma jàppale ay nit yu njaay nit ñu baax ñoo ma jàppale ba nii maay def chimio maay sama 2e chimio. ndaw si ngeen gis dafa amee jàngoro ji ñu naan cancer du sein nag maanaam cancer ween bokk na ci feebar yi gën a yab jigéen ñi doomu jàngoro ji mi ngi dooree ci ab donju buy nekk ci ween wala sax càkkar buy feeñ ci poqotaan. Daouda Ciss gynécologue ci clinique Front de Terre indi na ci ay leeral. cancer du sein maanaam cancer la rek cancer mooy feebar bu ñuy bañ maanaam feebar la boo xamante ne boo ko amee bu amul chance trop mën na laa lor alors buy nekk ci ween la bu dinay feebar yu nekk ci ween mais yëpp du cancer mais cancer mooy bi nga xamante ne bu yàggee ci yow mën na la andi loraange dëgg la gaa am na yu am ci jigéen ñi am na ñu ñuy gis ci góor yi tamit dañu xam ne yenn góor yi dañu am ween nag góor yi am ween tam bariwul mais ñi koy am na ci ñenn ñoo xamante ne dañu am cancer ween boobu boo gisee mu gën a bari ci jigéen c'est parce que jigéen yàlla moo ko bindaaleeg ween moo tax mu koy am lu ëpp par rapport ak góor ñi nga xamante ne am nañ ween. cancer moom ci jigéen pour ñu xam ne lii cancer la déjà il faut mu am ay signes maanaam ni muy dikkee ci nit ki maanaam li muy yëg ci yaramam déjà mën na nekk ay signes yoo xamante ne moom moo koy gisal boppam mën na làmb weenam mu dégg ne am na donj bu ci nekk wala mu gis ne weenam bi ci der bi am na góom wala dafa xaw a am ay lu mel nii ñu naan l'aspect en peau d'orange maanaam mu mel nii day am ay tupp ci biir ci kaw ween bi comme boo xool orange muy mel rek orange mu bindoo
mu xonq amay tupp ci kaw noonu bu ko gisee nga gis ne am na góom bu ci nekk wala am na xoos bu ci nekk wala léeg-léeg der bi ni mu bindoo dafa xaw a lemu ak yu demee noonu daal liisul nga dem consultation. wala léeg-léeg mu gis ne wen bi bu ko bësee dina génne ndox wala dëtt wala léeg-léeg sax mu génne direct waaw si ñuy la ñu faral di gis ci nga xamante ne mën na am cancer du sein la am. léegi nag léeg-léeg sax mu xool pokotaanam mu daj ci li ñuy wax càkkaar ci pokotaan bi loolu tamit mën nañ ñaan njort ne mën na ne cancer du sein da koy joxe waaw. maintenant pour firndeel ne ki cancer du sein la amee il faut mu def ay analyse. feebar bi nag am na mbir yu bari yu ko mën a yee lu ci mel ni jigéen bu teelul sëy wala ñàkk a nàmpal wala sax lekk gu sellul. bu ñu sukkandikoo ci docteur Fatma Guenoune cancérologue maanaam ku yëngu ci pajum cancer ak doon itam njiitu LISCA association buy xeex bépp xeetu cancer. cancer du benn facteur dong mooy joxe cancer foog facteurs yi dajaloo ci nit ki pour mu jur cancer jigéen bi nga xam ne teelul sëy ba teel a ëmb pour teel a nàmpal dañuy ne jigéen bi nga xam ne xaar na ba 35 ans doog a am doom cancer bi daf leen di yab damay wax lu leer yab ñàkk nàmpal jigéen yi nga xam ne fokk ñu nàmpal seen doom minimum 6 mois sinon cancer bi daf leen di yab ñàkk nàmpal dafay tax ne jigéen bi dañuy am cancer. ñun Sénégal léegi nit yi dañuy toppandoo nasaraan yi parce que bañ a nàmpal seen doom yi pour seen ween bañ a daanu te yàlla dafa def ween pour lan pour nàmpal dong la ñun ñoo koy def ay atout de beauté mais ween su ko yàlla cëralee pour nàmpal sa doom la donc loolu facteur favorisant la ak ñi nga xam ne da nga koy donn xam nga donn bi mooy soo bokkee ci ngir yi gi nga xam ne dañuy am cancer sa tante sa yaay sa maam sa mag mu bari ci cancer yow cancer bi daf lay yab ñooñu nag ñoom ñi nga soo bokkee ci ngir bi nga xam ne cancer daf la yab at bu nekk yow da nga war a dem kër docteur ñu seet la da ngeen war a sax am médecin de famille parce que Sénégal ñu ngi évoluer comme dañuy def comme nasaraan yi war nañu jël bon côté wu nasaraan yi ku nekk am médecin de famille mu leen di seet mag yeeg xale yeeg ñëpp chaque année donc loolu facteur endogène la les facteurs exogènes nag bi nga xam ne ñàkk tàggat sa yaram parce que nit ku nekk war nga tàggat sa yaram beneen facteur bu ma fàtte woon ci facteur endogène yi mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy yar yaram loolu tamit facteur favorisant la ci facteur exogène yi mooy ne ñàkk sàngara si c'est un facteur favorisant l'environnement la pollution facteur favorisant la ñàkk lekk légumes ñàkk lekk fruits ñun Sénégal am nañu suñu fruits locaux yi nga xam ne dañ koy bay te du am engrais chimique du am pesticide loolu war nañ ci bàyyi xel su ma nee lekk leen fruits ñu yaakaar war nañu dem lekk fruits yi jóge bitim réew te ñun fii am nañu ay solom am nañu ay uul màdd yooyu yëpp dafa ay fruits la lekk légumes parce que nit ku nekk war nga lekk juróomi fruits et légumes par jour soo jëlee muusu solom sax lekk ko fruit la donc c'est un fruit naturel c'est un fruit sauvage mais moo gën fruit ay pomme ak poire yi nga xam ne am na ay engrais chimiques ak ay pesticides donc loolu facteur favorisant la li ma wax cigarette si soo gisee cigarette sàngara ak ñàkki lekkin bu baaxul yooyu la dina favoriser 30% des cancers parce que ñun dañu foog ne am alal war nañu lekk yàpp bés bu nekk war nañu togg ceeb bu niin yooyu yëpp ce sont des facteurs favorisants mun nga lekk am nañu jën bien que maintenant suñu océan yi c'est pollué
mais ñuy xool bu baax sañu lekkin bu nga xam ne surtout bàyyi yenn kii yi fast food yi kenn du ne doo ci lekk mais waroo ci dëkk nga di ko lekk parce que liñ ciy def yépp lu bari baaxu ci parce que dafa am graisse donc yooyu yépp mooy facteur favorisant. docteur Ciss di ci dolli ne. mën nañ ko doon tamit cancer ween bi parce que boo xoolee bu sa yaay canceré wala sa mag boo bokkal ndey ak baay wala sa rakk boo bokkal ndey ak baay loolu tamit si wàllum bind ci si deret mën na la jox tamit cancer ween am nga risque am cancer ween bu ko defee ñi amee loolu nga xamante ne seen yaay amoon na cancer ween wala seeni rakk bu jigéen wala seen mag bu jigéen on est gën a fagaru ci saytu maanaam dépistage cancer ween boobule. doomu jàngoro ji nag am na fu muy tàmbalee ak fu muy yam maanaam ñeenti stade ñoo ko ëmb te bu ci nekk am na façon yi pajam docteur Diouf cancérologue ci l'hôpital Aristide Le Dantec di ci àddu. Diouf cancérologue.
paj mi nag bari na façon te doomu aadama bu nekk bokkul ak paj ak moroomam docteur Diouf indi na ay leeral ci façon yi paj yooyu. at bu nekk fii ci Sénégal junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukki nit amee nañu jàngoro ji te boo jëlee ñetti jigéen yu ko amee benn dina ci faatu kon war nañoo teel a jóg saytu sunu wergu yaram balaa muy toll fu muy ëppee loxo.